ne leen xeex bi nga xam ne door nañ ko wallaahi kenn duñu ci détourné kenn mënuñ cee détourné. keroog sama xarit sama frère Guy Marius Sagna dafa wax ju am solo biñ ko ne diw de la saaga mu ne leen mais ñu ñuy saaga sax ñun on se bat pour eux su dul ñoom it seeni doom. moom nag dafa am grandeur d'âme man moom damaa xaw a kii ñii wax nag ni bu loolu weesoo dañ leen wootee pour ñu waxtaan ci lu ama am solo mooy yàlla ci mbaaxam ak sénégalais yu bari li ñuy wax naan suñu ñaanu mag ñi waaye nag suñu ñaanu mag ñi bu feeñee ci meññit ñu toog di seetaan ba ñun niñ ci waroon jëfandikoo ñu ko ñun mérité wuñu mag ñooñu. su dee mag ñi ñaan nañu yàlla nangu ñu ne Sénégal pétrole feeñ na fi, or feeñ na fi, zircon feeñ na fi, fer feeñ na fi, ñu ne ah jën gi bëri na ci géej gi lépp a ngi fi macha allah ñu toog di sàggan di seetaan mennum Macky Sall ak ay ñoñam ñu jël loolu yépp jébaane ko bu boobaa ñun war nañu xoolaat ndax mérité nañu ñaanu mag ñooñu. kon ñooñu seen jaan wàcc na waaye nag suñu rôle moo ci des ñun. tey enjeu bi ñu andi tey ponk bi ñu bëgg a waxtaan ak waa Sénégal mooy yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem bi mu am ci ñun ak ñeewantam daf ñoo baaxe fële ci Sénégal oriental booru Tambacounda fa ñuy wax Falémé muy pratiquement suñu frontière ak réew Mali yàlla wërsëgali ñu ci lu bëri ci alal lu jëm ci li ñuy wax fer mooy weñ bi. xam nga weñ dañuy wax pétrole lu bëri di wax or lu bëri waaye dañuy fàtte ni weñ bokk na ci lu téye économie mondiale tey weñ boo xoolee ci salle bi rek pratiquement amul lu fi nekk te amul weñ xoolal trépied bi lii weñ la amul lu fi nekk te amul weñ àdduna bi yëpp soxla ko tey Chine rek li muy consommé ci weñ Inde li muy consommé ci weñ Amérique Europe kenn xamul nu mu toll yàlla nag may ñu ci te mayantuwuñu ndax yàlla buy maye day maye ba mu mat sëkk yàlla mayantewuñu dama bëgg sénégalais yi déglu ma yàlla dafa naka la ñu koy waxee dafa kii rek sànni mooy dafa def nii ci coffre-fort rek sànni naka la fer boobu toll sama compte ci wolof nag dafa xaw a jafe waaye Ablaye wala kii Diallo Diop su ma waxee ci français nga wax ma naka la ci olof yàlla daf ñu may ca lañ fa gis te muy lu xam ne ñi seen xam-xam màcc ci loolu géologue yi ci liggéey dañ koo liggéey ba càmbar ko ne nangam la toll dafa mat ci lu ñuy wax 750 millions mooy téeméer juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay millions ci ay tonnes ci fer loolu soo ko doon xayma bëri na torop ñu ne loolu ni mu toll noonu réew bu amee loolu ñaari possibilité la am imma mu ne lii dama koy gas rek génne ko jaaye ko noonu muy minerai bi bu dee Sénégal loolu la fas yéene woon def lañ ca mën a am ci alal buñ ko exploité ba mu jeex mooy 33 000 milliards de francs CFA 33 000 milliards ah fanweer ak ñett ci junni ci ay milliards loo xam ne lu ñu Sénégal war a mën a am la suñ ko exploité ci loo xam ne transformé ko dañ ko génne rek jaay ko mu dem déet ëpp na fukk déedéet su doon ëpp na 300 fois le budget du Sénégal actuel. léegi ñu ne ñaareelu possibilité bi mooy ñu ne nag léegi comme yàlla may nañu gaz
xam nga li nga koy transformer gaz la ak pétrole ñu ne ah yàlla de ci mbaaxam dama wax léegi ni yàlla du mayantu yàlla su lay may day may ba mu mat réew yu dem yëpp dañoo jékki-jékki yàlla may leen waaye bi leen yàlla mayee dañoo am seen fulla ak fayda naar ya bu leen yàlla mayee muy Arabie Saoudite muy Qatar muy Dubaï dañoo am seen fulla téye seen alal tey ñoo moom 100% ci seen gaz ak seen pétrole moo tax gis nañ lañ ca am barki démb Norvège bi ko yàlla mayee pétrole nangam dafa am fulla moo tax mi ngi téye 100% ci alalam moo tax mooy réew bu ëpp indice de développement humain mooy foofu la ñi gën a seen dund gën a ñoŋe ci àdduna foofu la ne. xaymaa nekkinu doomu aadama bu baax. nu ñuy xaymaa nekkinu doomu aadama bu baax fa la gën a baaxee ci yooyu ñuy wax les pays scandinaves nun nag balaa may dee ñu naan malédiction amul de yàlla du la may ba pare di def malédiction parce que malédiction mooy lu jóge ci yàlla ñàkk fulla ak ñàkk njiit yu baax mooy suñu problème amuñu benn malédiction kon soo amee pétrole am gaz yàlla mayandoo la ko ak fer bi ñaareelu possibilité mooy nga ne du ma ko jël rek jaayee ko noonu dama koy wëlbati parce que pour mu jógee ci mine bi ba nekk fer weñ bii nga gis wala inox bii nga gis dafa am nuñ ciy liggéeyee wëlbati ko defaraat ko nga ne donc damay defar fii ay usine sidérurgique ma defar ko fii Sénégal bu ko defee li ma doon jaayee $88 bu doon dama ko jël rek jaay mën naa ko jaay tey à $700 ci marché bi donc boo xaymaa liñ ca mën a am ci fànn boobu mooy 157 milliards de francs CFA 157 500 milliards téeméeri junni ak juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay junni ci milliards loolu bari na de loolu bari na trop waaye du dara ci yàlla loolu lañu yàlla may waaw gannaaw bi ñu yàlla mayee lii lan la ci Macky Sall def lan la ci Macky Sall def fi mu toll nii loolu lañ leen bëgg a faram-fàcceel Macky Sall bi ñu yàlla mayee lii ba noppi ci version wolof bi mun naa tëb historique bi yëpp fi ñu jaar njëkkoon ko jox ay sud africain nangu ko ci ñoom ñu dem porter plainte ñu ne nañ leen fay 400 milliards Sénégal di ko fay président Blay joxaat ko indien yi ñooñu def ñu ñu war a def ñun Sénégal ñu yóbbu leen tribunal Paris ne ñun ñoo am dëgg ñu war ñoo fay 250 milliards Macky Sall ñëw ne leen jox la ñu 75 milliards rek doy na ma sëkk waaw 75 milliards rek ñun bëgguñu dara comme Sénégal nag dañoo wane ni bëgguñu dara ba tey ñu ñëwaat Macky Sall ne da koy jox benn kuréelu benn société wu Turquie bu tudd Tosyali yàlla nag may na ñu ñuy dem parce que la ñuy def dañ koy nëbb fi mu toll nii bi ñu yégee ni sax man bi ma njëkkee wax am naa convention beeg nangam dégg naa coow ga jeex na ñu naan ku koy jox ak fu muy jëlee bi ñu jotee document bi damaa tëju xool ko parce que man sama carrière inspecteur des impôts yëpp kii inspecteur des impôts la woon moom it ñoo bokk promotion léegi génn na nekk enseignant nekk expert fiscal ni man sama carrière suñu carrière yëpp lii la ñu liggéey bi ma ko jëlee dama tëju xool lii lu mu doon ak lan lay wax waaye bi ma ko liiree ba génne ko guddi googu tëdd naa dama am insomnie dama ne Alaaji Macky Sall sañul lii xanaa insomnie laa am lan la Macky Sall def Macky Sall le 9 octobre 2018 ñeenti weer balaa ñuy def élection présidentielle xam nga président bu normal bu ñu demee ba mu des ay weer ci élection am na yenn contrat yoo xam ne waroo ko signé di engagé réew mi parce que mën na am doo continuer te li ñu daloon ci Petro-Tim loolu la ndax président Ablaye Wade dafa signé dañu signé contrat bi
jotu la yeggali décret bi nguuram daanu Macky Sall ñëw te ñëpp nañu war a xam ne nag décret bi rek mooy jox àq yi mooy joxe droit yi mu ñëw ñu ne ko lii baaxul IGE ne ko lii baaxul bu ko joxe Franck Timis comme saay-saay la te muus na mu dem faxas Aliou Sall ne ko yow laa def sama gérant société Aliou Sall dem gis mag ji ne ko signal ma kon lay yoon mooy bu desee lu dul ay weer nga war a jeexal sa mandat am na xeetu contrat yoo xam ne waroo ko signé ci réew mi waaye comme suñuy dëgmal élection nag ñoom dañuy soxla koppar ndax seen politique yépp koppar la lu may def ba jënd nit ñi moo tax ñu dem signé yu mel nii le 9 octobre ñoom ñoo dem fekki Turquie Ankara Istanbul ba ñu demee signé diggante ku ñuy wax Fuat Tosyari moom moo représenté entreprise Tosyali Holding ak ki ñuy wax madame Sophie Gladima nga xam ne moom mooy suñu ministre bu ñu dénk lépp lu jëm ci mine yi ba ñu signé ñu ne lan mooy cëslaayu contrat bi ñu ne contrat bi ñaar la benn mooy ñooñu dinañu ñëw am fii Bargny ñu def fi benn usine boo xam ne day transformer fer bi ñaareel mooy dinañ leen jox suñu fer bi suñu weñ gi nekk fële ci Falémé bi loolu mooy ci saay contrat bi ñu ne léegi ñaari phase day doon waaye boo dajalee seen investissement ñoom ñëpp ci gàttal ci franc CFA day doon 500 milliards de francs CFA première phase bi 60 milliards la deuxième phase bi 450 milliards ñaari boo ko booree muy 510 milliards de francs CFA moom la société Tosyali boobu war a ñëw investir Sénégal investissement boobu tuuti na trop ci li ñu war a jox Tosyali dinaa ci dellu si tuuti na trop boo koy méngale ak 2006 bi président Ablaye Wade di jox ArcelorMittal li mu demandé woon ArcelorMittal ñu nangu ko mooy 1100 milliards la ArcelorMittal waroon investir fii mooy deux fois plus waaye yemul ci loolu ArcelorMittal dafa waroon tabax ab raay buy jógee booru Tambacounda ba egsi Dakar 750 kilomètres de raay waaye ci contrat bi Macky Sall signé Sénégal mooy tabaxal Turquie raay bi barki yàlla ñuy ñëw bon lii boo koy gis sa xol day jóg bokk na ci Ablaye demandé woon Turquie yooyu ba tey wala indien yooyu mooy ñoom dañu waroon tabax benn port fii booru Dakar booru Sendou port minéral yi ñii nag dañ leen ne Sénégal moo leen di defar moo leen di jox port bi te yéen ñëpp na ngeen xam ni port minéral yi tabax nañ ko ba pare ci financement américain ñoom dañoo ñëw pour ñu installer seen usine sidérurgie dañ leen jox 100 hectares ci wetu port minéralier bi mooy ñun ñoo tabax suñu port waaye ñoom ñoo ciy bénéficier wu. bokk na ci engagement yi mooy aciérie bi nga xam ne waroon na ko tabax loolu rek nga gis ci contrat bi donc investissement bi tuuti na trop Sénégal dañuy caaxaan. léegi pour investissement 510 milliards lan la Sénégal di jox Turquie loolu laa leen di faram-fàcceel ci lu gàtt bu njëkk bi mooy nee nañu Turquie gouvernement Sénégal dina leen jox benn yoon boo xam ne ñoom rek ko moom li ñuy wax couloir vert ñoom waruñoo tardé waruñoo taxaw suñu ñëwee dañoo war a mën a dédouaner rapidement dañ leen di defaral benn couloir boo xam ne ñoom rek ko moom. beneen entreprise amu ci droit beneen sénégalais amu ci droit ñaareel bi ñu ne dinañ leen may dinañu toog fukki at ci Sénégal fukki at yoo xam ne duñu fay fukki dërëm ci l'impôt fukki at Turquie dañ ko fi toog di exploiter suñu fer di génne di jaay di am ay milliards te duñu fay fukki dërëm ci l'impôt ci Sénégal te ma fàttali ni amul benn texte de loi ci Sénégal bu may
ñu mën a exonérer benn entreprise fukki at. yemul ci loolu du ci impôt yëpp la impôt sur les sociétés ak taxe sur l'activité professionnelle yëpp lañu leen exonérer